gisuñu ko xarit yu bees bañ na ko ba ci ay woyam ñooñu rek lay woy ñoom yaay ñi nga xam ne daal ñoom la départ ndool nan nga def ak sa statut waaw ay xaritam ay fansam xale nan nga def ba Titi ak sa statut léegi toujours les mêmes relations ba Titi nekk lay dara ba léegi nga mun a continuer di maintenir relation yi ak ñoom gis nañ ne amatoo jot gis nañ ne yaa ngi tukki lu bëri gis nañ ne am na yeneen nit yoo xam ne ñi ngi ñëw di la jege si et tout waaw sant yàlla xam nga comme mooy li may wax tamit ñi nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel avant mes musique ba tey ay ñoom ci la jóob comme ni nga ko waxee donc loolu dafa am solo parce que tamit mun naa ne ci man la waaye ci ñoom la parce que ku mel ne Cele nga xam ne bi ma koy xam du tey du dëgg am na ci ñoo xam ne mënuma citer sax tellement que bëgguma wax seen tur ñoom yaa Seydé Atlanta du tey koo xam ne ba may woy boobu fecc sax laa doon def ci kanamam ba bés bi ma nekk artiste dugg Amérique di ko seet ci ñoom la aji roxiloo Alaska xam nga bëggal ma boppam ñoom bàjjan saw donc mu nekk loo xam ne aussi ñoom it ñoo ma gëm parce que suñ ma gëmul woon kon remplacé nañ ma du dëgg waaye kon it man it bëgg gëmal leen bëgg tamit yaaxuma ko donc tamit suñu borom comme ni ma waxee moo ma def ci xoli doomu aadama ak bëggal ma seen bopp loolu dama koy sant yàlla te di da nga mën taasu torop waaye kon de mun nam léegi fàtte naa ko daan naa ko fowee nag mais léegi waaw taasu ak fecc da ko mën waaw fecc moom xam naa léegi la mënatul sax léegi ak na ko dal sax Pape Cheikh na ko dal dama mës a foog ci wéy bay ñu ne ma Titi dafa mënoon taasu bi mu gën a nekk xale doon ko foowe waaw man daan naa fooye lu ne dama daan fooye lu ne mais taasu aussi dafa ma neex parce que bu ma gisee nit rap ak taasu dafa nekk loo xam dafa mës a yéem ak ñiy woy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam j'ai toujours dit que ne ñii daal parti seen ñoom beneen dañu am beneen spécial waaw ñoom dama leen dafa moo sa neex daal ma ko daal fowee waaw mënoon nga ko artiste plein non je sais pas xaw ma nag mën naa ko lu ma ko daal daf la bëgg a jox gaam nii xam naa ma li ma bëgg moom fekk naa ma daal daf la bëgg a taasuloo te la taasuloo day metti xam nga loolu tamit du mën a nekk Titi le 17 Titi le 17 Titi taasul le 17 Titi xam naa daf la bëgg a yóbbu ci gaam rek waaw xam nga dafa am facette nag xam nga Titi dafa nekk li tax ma bëgg a ñëw ci loolu dafa nekk vraiment artiste multidimensionnel c'est sûr ñu gis ci wàllu style yi muy nekk di ci way ñu gis muy way ci ay registres yu bëri sur le plan international ñu gis ne pour nit mun a évoluer fa wala mun fa am dara mu xam ay disque d'or wala yooyu dañuy gis ne souvent dañuy dem di am ay duo ak ay artistes yu nekk ci biti est-ce que yaa ngi ciy xalaat waaw moom loolu moo wax naa ko sànq parce que nee naa maison mère bi nga xam ne ñoom lay liggéeyal ñoom ngoo xam ne ñoom ñoo yor samay production yor tout ce qui est promotion aussi foog naa ne il est temps que ñoom aussi ñu jug def démarche boobu pour vraiment que Titi mën a am connexion boobu ci yenn niveau artistes yi parce que dañ gis ne sa voix vraiment am na pap fu mu koy teg ak ñenn artistes yu muy amal duo waxuma la disque la mais platine mun na ko am parce que Titi ndaanaan la quoi franchement man dama ñëwuma fi tey sax en tant que bon bien vrai que fansam la mais dafa nekk koo xam ne booy déglu ay musique am Titi ak Youssou Ndour kese ñoo xam ne mun nga teg seen cassette wala teg seen musique pendant 2 heures de temps doo doyal dañ daan gaari oto ba ñun ci tali bi di fecc waaw nga gis ñeneen da ngay déglu 2 3 4 moom rek a ma sañ a manqué di ko déglu ba mu yàgg rek gaare fecc ci mbedd bi fecc doon manquant 100% moo tax mbëggeel baaxul daf lay manqué loo da ngay kii da ngay manqué billaahi wallaahi xoolal dawal oto bi ba mu yàgg déglu Titi freiné gaare génn taxaw ci mbedd bi fecc rek fëx kenn musul gis loolu man damaa na mu fekk sax ma ci doo teg benn morceau moo gën a rafet balaa ñuy jël auditeur yi damaa na mu ventilateur ak yooyu waaye tegal benn morceau waaye bay waxtaane le 17 ak Titi damaa na mu ay ventilateur ak ay climatiseur nga dox waay ambiance waaw Titi na moo ambiance waaw xanaa sama yëf nam nga ko wallaay ay waaw waaw xanaa sa xol seet na ci man trop ñaata carte nga am yow non fi nekk glacé 15 cartes hôtel ku ne maa ci yor tuuti benn wallaay ay waaw Cumulika Mati balaa ngay bëgg ci yow na ko seet Pape Cheikh ndax soo bëggee ngir nga
balaa ngi nobati yow na ko xool balaa ngi nobati yow na ko seet ndax soo bëggee ñu naaw ñi nga bàyyi baam si ay noon man ma xool ñi ma bàyyi baam si ay noon noonu nga doonee sama matadi su ma la gisul baby damay manqué ekete su ma la gisee ay waaye man jiit laa dal ndax lu ma jëfe wàcce sama personnalité lu mu mën a door yàgg ngeen waaw waaye ci waay balaa ngi nobati yow na ko xool balaa ngi bëggati tey mu yàq ma ndax soo bëggee ñu naa mais fii da ngaa dem dëkku ba mar la de. Mala ay Indian waaw. jaara sa prat waaw Kode na danga kode hôpital bu ma jaanu xale mayo ndax lan ndax mi ni kamaaya maa leen koy jox maa def waaw ci wallaay ba ngelaw li ngelaw leeg picc yi wallaay ndeysaan ba tax ba sax doomu faale am nga 2000 ak yéen tamit la ilaha illallah xam li mu dama rey dee nga bu yàgg yow tamit waaw mais Mati mbëggee dafa am kóllëre te tamit domaine boobu aussi dama bëgg rek ñaaxaat suñu góor ñi rek ñuy bàyyi xel ci seeni jabar di bàyyi xel ci seen jigéen waaye da nga gis góor yàgg ak jigéen génn gis keneen rek ki mu nekkal tàmbali ko sàppi te du yoon da ngay xool ba nga koy bëgg lam la jaraloon dafa daan Viber moo xam Snap bi la moo xam Instagram bi léegi du dëgg moo xam WhatsApp bi léegi dafa nekk mode bu nga xam ne tey jii góor ñi jël nañ ko d'une manière ba nga xam ne am na ñoo xam ne sax dañuy nopp sax ci Facebook bi dëgg la te wóor na ne ka nga ba ci kër ga moo mag Facebook dëgg la donc yooyu aussi pour ñu gën ci raisonner waat suñu góor ñi rek ka ngay jël ci Facebook wala ka ngay jël ci Snap bi barke yonent ba ka ca kër gaa ko gën a jonga ma gën a doon femme pire donc loolu way bi daal boo dee seet tey pour man li mu këmb bari na ku ne mën na cee gis boppam waaw waaye bii déglul li ndax romb ma ba waaw romb nga ko bu yàgg dangaa teel a daanu waaw mi ngi moom day jooy lii dooru ko defat day jooy dina ko defaat lu mu génne moo ci njëkk a daanu mu ngi nii lu leer laa la wax wooy bu mu mës a génne rek balaa muy
comme li ma wax sànq rek day jóge ci xolam di dugg ci xol moo tax lu mu mënti génne day dugg ci xolu nit yi loolu par la force la parce que ni ñu koy joxee la. voilà ci xolam c'est-à-dire daf koy daaneel ba pare à la kulli al ñun ñu koy déglu daf ñuy daaneel c'est-à-dire moom bokk na ci raar artistes yi ñuy wax depuis sànq boo ko invité da ngay wax ci moom ba loo bëgg a wax ci moom da nga koy xeeb da nga koy xeeb en fait ndax mat na liñ ko doon doyee woyal ñu bëgg moom mu ngi ci mu ngi koy def et à chaque fois bu génnee album sénégalais yëpp Sénégal àdduna ñëppay kontaan ci moom et puis liggéey qualité dafa am solo liggéey qualité mooy tax boo defee dara fii ba 30 ans day mel ni lu bees premier album mu Titi ba tey loo ci dégg day mel ni tey la ko defar mais moment d'amour da nga koy teg mel ni que ni tey la ko way tegal góor rek xool tegal góor loolu gars yi def caay topp na ñoom saa bàyyi ma ak maa koy déranger loolu waaw merci yow tamit loolu Titi mosoo déglu sa bopp ba jooy yow bu déglu sa bopp ba jooy mosoo daal gisoo ay yuxum Titi maa koy waxal tey est-ce que yàquñ ko day jooy dafa ëpp Titi day jooy ci ay woyam c'est-à-dire woyam mi moom lay njëkk a daaneel loolu laay wax depuis sànq loo déglu rek mu mel ni bees macha allah man Pape man li ma bëgg laa xam nga Titi dafa may texte yu riche yu graaw yoo xam ne daanaka way bu mu woy la gold la légende man bëggoon naa ko laaj moom maanaam bindam dafa am ñu koy bindal wala da koy feeñ léegi balaa mu ciy tontu il est 14h30 Matek may def signe ni rédaction bi pare nañu pour def flash bi dañ leen di bàyyil ak Penda Badji c'est ça bu ko defee ñun ñu doog a àggali añandoo ak Titi mu doog a tontu ci texte yi ñu jël auditeurs yi am luñ leen may ak internautes yi ba pare waxtaanee le 17 bi parce que événement la boo xamante ni sénégalais yi ñëpp ko bëgg a fekkee billet yi dégg naa dafa nar a jeex 1 mois avant donc on va en parler ci détails yeeg yooyu bu ca kanamee yow tam sponsor officiel dama bàyyi. Tu disparais malgré mes efforts désespérés. Ndaw yaakaar liy wéy xale yaakaar liy doxe suñu xoolee li ci jafe-jafe yi àdduna bi ñëpp ñoo yuux amatul jàmm feebar baa ngi sonal ku ñàkk yuuxu danga ragal soo jógee fi mu metti fa ngay dal mooy raw oh Marie si tu savais tout le mal que l'homme fait oh Marie si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Aduna nii la nii la oui nii la King FM. La musique c'est nous. La musique c'est nous. Game over. Toute l'actu sur King FM. Il est 14h passé de quelques minutes. Voici les brèves à la présentation Penda Badji avec l'appui technique de Kaderlo. Un gang de trafiquants de drogue fracasse la tête d'un commandant de la gendarmerie nationale. Les faits se sont déroulés à Keur Mbaye Fall dans la commune de Mbao au niveau du département de Pikine. Ils sont actuellement recherchés. Affaire Petrotim, le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, aurait autorisé 5 manifestations relatives à ce scandale, notamment la coalition des travailleurs du Sénégal, le G7 Samsung Réo et la COJER, selon source
rencontres sont prévues entre aujourd'hui et demain samedi. Les éléments de la DIC viennent de réaliser une importante saisie de plus de 100 millions en faux billets. Il s'agit de commerçants et tailleurs domiciliés entre la Padoue, les Parcelles Assainies et la cité Suprême. Ils ont tous été arrêtés et placés en garde à vue. Drogue volée au port de Dakar. De hauts responsables de la société Dakar Terminal et des agents civils ont été arrêtés et déférés hier jeudi au parquet. Selon le témoin, un vol qui n'a pas encore livré tous ces mystères. Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Les huitièmes de finale vont démarrer aujourd'hui avec le match qui opposera le Maroc et le Bénin à 16h. Ensuite, ce sera au tour de l'Ouganda, Sénégal à partir de 19h. Et pour refermer ce flash en version française, nous vous proposons d'écouter Omar Pène dans Supporter. La version Wolof, c'est tout de suite. yéen a ngi déglu King FM ci 99.4. jërë ngeen jëf ci teewlu bi tënkub xibaar yi ñu dooree ko ak jëye ba am fële ca commune bu Mbao ca watu département bu Pikine ab gang trafiquant de drogue ñoo daal di dóor ab commandant de gendarmerie nationale ci bopp bi tax sax ba jamono ñuy wax ak yéen ubbi nañ ab enquête ngir xool ana ñan ñoo def boobule ñaawteef ca wala Petro-Tim bi préfet bu Dakar di Aline Badara Samb autorisé na lu toll ci juróomi manifestation bokk na ca manifestation waa coalition des travailleurs du Sénégal G7 sàmm sunu réew ak COJER bu ñu sukkandikoo ci source a bi joxe bi lépp xibaar yi lépp ndaje ñi ngi ko nar a amal niki tey ji jàpp ëllëg ci samedi ji élément de la DIC jot nañu réaliser ab saisie bu am solo teg loxo lu toll ci 100 millions ci ay faux billets foofee ca Parcelles Assainies cité Suprême la amee mu nekk ab gang commerçant ak i tailleur yu amoon foofee seen kër doon amal yooyu les transactions yi nga xamante ni dëppawul ak yoon naka noonu tamit arrêté ni leen ba placé leen en garde à vue drogue ba ñu réeroon ca port bu Dakar ay hauts responsables société Dakar Terminal ak ay agents civils jot nañ leen arrêté defeere leen ni ki démb ci alxames ji foofee ca parquet ba bu ñu sukkandiku ci le témoin bi joxe bi lépp xibaar mu mel ni kon coowal drogue bi des na ba tey ngir fësal ay mystère Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 huitième de finale yi dina door ni ki tey ji match Maroc ak Bénin dina am ay boori 16h topp ci Ouganda ak Sénégal ay booru 19h ñu jeexal tënk xibaar yi ak Omar Pène supporter. jërë ngeen jëf ci teewlu bi mu doonoon tënku xibaar yi Yacine Pouy moo nekkoon ci digital bi ak ndimbalu Kader Lo ñu bàyyi ngeen wéyal yendu bi ak sunu gan gi di Titi ak ñoom Baye Cheikh ñoom Exidex ñoom Mati Dieng Carter. Rejoignez-nous sur notre Facebook, Twitter, Instagram, King FM, première radio digitale du Sénégal. Otoba dem na, you
mbëggeel ko ci nëbb daal mu réer laa tamit wóolu ma sama wóoloo ma wóolu ma war naa mën a nii ba mel ni takkusaan biir si Youssou Ndour war naa mën a nii ba mel ni ngoon bu Real jàkkaarloo ak Barça man de yow lay xaar man de yow lay seet su ma la gisee nga bégal maam man de yow lay xaar man de yow lay seet su ma la gisee nga bégal maam man de yow lay xaar man de yow lay seet su ma la gisee
man de yow lay xaar man de yow lay seet su ma la gisee nga bégal ma man de yow lay xaar man de yow lay seet su ma la gisee nga bégal ma man de yow lay xaar man de yow lay seet su ma la gisee nga bégal ma man de yow lay xaar man de yow lay seet su ma la gisee nga bégal ma bul déglu ñi nga xam ne bëgguñu ko dem te nanguwuñu kenn dem yow danga war a xam ne may sa seytaan loolu la yàlla def soo ko nangoo doo sonn ni mu neexee woon ba tey jii dara soofu ci yaa ma ni gënal woo su ma gisoo ba yam ci su ma ko waxee su ma ko waxulee damay kontaan di solo ko suñu mel ni ku ayetu lu ñor ma ree lu ñorul ma reetaan ndax mbëggeel bu leen faale bu leen dem topp ma ndax man ni may sa seytaane nee naa la lang la ku la neex yow mi sëyal la ku la neex waaye daa nga xam ni may sa seytaane loolu la yàlla def may sa seytaane gëm naa ni album bi daf cee sargal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi joxaat leen seen force waaye laa nga la ku la neex waaye gëm naa ni may sa seytaane looloo wiiri wiiri jaari ndaari ex loolu la wiiri wiiri jaari naari xam nga booy xool artistes yi mel nii c'est-à-dire que dimension yi ñuy am bu ñu génnee album rendez-vous lay doon Titi dafa dem ba nga xamante ne album bu ko génnewule sax wala bu toogee sax ne day lëlu tuuti noppalu nga gis ñu commencé ko bindal lu rëy naan Titi waaw exactement donc dañ koy jox donc parce que dafa bokk ci paysage bi waaye moom it dafa mel ni xam na ko parce que lu coow li bari bari ci mbedd bi day gis elle reste toujours dans son coin di liggéey waxtu bu mu naree génn nag génn loolu nag professionnel la comme moom mais fi ñu ko bëggee laaj tamit xam nga BMW waaw lu mu wax baadoolu mënu maa war mu ngi laa ilaha illallah kenn baadoolu mënu koo war mais fi mu gën a neex tey te Sénégal yi di ko xaar moom mooy dañuy gis à chaque fois bu génnee album balaa ma ko génne da ngay gis day demander d'abord l'avis des professionnels c'est-à-dire que def benn séance d'écoute wow et tout ça loolu tamit ñu gis ko mu def ko ci album bi vraiment gars yi jot nañ son yi avant déglu def séance d'écoute et tout ça fi ma bëggoon rek ñëw Titi moom mooy Sénégal yi yëpp xam nañu wàccoo nga ak ñoom ci wàllu way macha allah mais buñ lay déglu ci ay way dafa mel ni yow yaa amel sénégalais yi waaw way moom xam nga comme li ma wax sànq rek dafa war a xóot tamit ku ci nekk war cee gis boppam ku ci nekk dafa war ne kii de man lay wax wala kii ne de lii maaka moom donc kon bu boobaa rek da ngay xam ne laal na xool yëpp loolu mooy waral rek benn mbind mi ak toogal saytu ko rek xool ko ba nga xam ne daal su génnee rek mën a saawaan ci xol yi Sénégal dëgg la miin nañu say jataay mais Gambie day woote
Mauritanie gii ba dem naa fa bërki démb. ñu ngi lay laaj. donc est-ce que yaa ngi prévoir tamit def ay sorties et puis dem surtout ci Sénégal des profondeurs. xam nga Dakar moom dañ foog ne Sénégal Dakar kese la Titi Grand Théâtre Titi fii mais est-ce que yaa ngi préparé tam jox waa Sénégal ñi ne ci biir àll bi li ñu moom. waaw xam nga da nga gis même ak album bi sax projeté woon nañu def tournée nationale. def Gambie aussi def yeneen kii mais ak fi mu ne nii joobu Grand Théâtre bi ñu dëtmal ñu ne donc kon nañu xaar ba pare ci Grand Théâtre bi mën a eggali région yi ensuite nag doogu mën a génn def international. voilà defe naa ne ci Grand Théâtre boobu loolu la ñuy duggee donc ñu laaj nag actuellement guddi googu noonu tey ku yàgg feesal salle boo wootee ci salle nit ñi dañu naan lan moo fa ndara xew lan moo tax nga woote waat. waaw dañ koy tollamti ndax defoon nañ ko daaw defaat mu jik ñu defaat mu jik ñu donc ñu ne dañ koy defaat ndax it fan si dañ koy laaj lépp li ñu bëggoon ci album bi nag album bi génn aussi da ko doon dégg ñi naan Grand Théâtre kaña la jàppoon nañ fi date sax mais après loolu yëpp album bi tënkuñu ñu taxaw mais nag bi yàlla defee album bi pare nag ak Prince Art ñu ne donc pourquoi pas donc Grand Théâtre du ñëw accompagner album bi comme nit ñaa ngi koy réclamer loolu moo tax ex beneen bi mooy moom rek mooy xewle Grand Théâtre nga taxaw di laaj looy sol. dëgg la. dëgg la. ndax xewam kenn mënu ko siif. moom rek donte ñun sax. ñëw ba dàq ko solo ci xew. mënoo ko. déedéet. man ne moom rek mooy xewle may taxaw di laaj. lan laa war a def. Mati man tey xaw ma noo def ba mën animé sax ndax yow ni nga bëggee Titi yow. man tey dama jaaxle man Titi tey laa jaaxle. Mati moom ñun ñëpp la ñun ñëpp loolu la ñu daal. mais c'est vrai ñii ngi tey de Mati wax nga. tey de wax nga. yow tey man maa li war a wax yëpp. moo tax gisoo. waaw dama leen a jox wax gi ñëw toog jàpp sama ñaar. xam nga ex waaw xam nga Titi comme li ñuy wax Grand Théâtre rendez-vous la. dafa nekk léegi loo xam ne moom sañ ta bañ la. par force daf ko waaye par force daf ko war a def. vis-à-vis ak ay fansam. comme ñun. c'est-à-dire mu nekk loo xam ne daf koy def mais ma gis ne à chaque fois ci Grand Théâtre bi day bëgg a joxe. lu ëpp ba bu Grand Théâtre bi jotee Titi day sonn. des gens sont fatigués. non day sonn moom ci boppam sax da nga koy yërëm parce que da ngay xam ne kii li mu maanaam li mu joxe ci répétition yi. joxe ko ci dugg génn pour affaire yi pour parce que day dem ba day sonn. mu dal na ko ci benn grand théâtre xam nga bii mooy def naa mooy troisième bi. donc muy premier bi ak deuxième bi. mais da ngay gis Titi bu ñëwee. day ngay sentir benn coono ci moom. mais pour respecter rendez-vous bi day forcer. est-ce que yow xalaat nga ren nga ménager wu. ba ñun sa baat Titi ñun sa baat macha allah yal na gën a wër ñun moom lay soxla maanaam soxla wuñ baat bu sonn bi nga xam ne ay vitamine C lay naan. man nga koy préparé. dëgg la dama dem Grand Théâtre am bi le 8 mars bi. toog xool Titi sama yaram daw. ma gis ne kii dafa bëgg. moo waral effort bi mu def yëpp mu dem ba baat bi sonn. Titi bi muy soog a ñëw bi ñu ne waaye Titi yegsi na waaye taxaw leen Titi yegsi na Titi ñëw ak yére bu rafet bi mais da ngay sant ne baat bi dee na. dafa sonn répétition sonn est-ce que yaa ngi xalaat Grand Théâtre bi parce que nag ñoo ko moom de suñu rendez-vous la en commençant par man ak sama soxna sérieusement nan ngay def ba ménager wu ci sa quotidien ba mun a di boole répétition yi di boole démarche yi activités yi parce que xam naa ne am nga staff. mais nan ngeen di ba mu neexee ba boo ñëwee doo nekk baatu vitamine C wala baatu. waaw loolu tamit moog liggéey bi ñoo ànd parce que aussi toujours rek pour mu neex. nit ñi kontaan parce que aussi tey ñi nga xamante ne ñoom laa jagleel guddi gi. kenn ku ci nekk di nga dem gisante ak moom saafonte ak moom. échangeante aussi. teg aussi li nga xamante moom nga bëgg bés ba ni mel. donc kon loolu xam nga mën a tëdd di nelaw. il faut nga jug nekk ci terrain bi. loolu rek moo tax. waaye sóor ñu nag ñun sa baat lañ soxla de. bu baax mais sóor leen moo tax kay ñu taxawal Grand Théâtre. sa baat lañ non maanaam su ma nee sóor te bii nii sax da nga gis ne commencé nañu répétition yi depuis la sortie de l'album. lañ commencé. waaw nga gis ne donc kon dinañu am espace bu nga xam ne avant balaa ñu ciy jip rek. dinañ mën a boucler voilà. loolu laa bëggoon wax mais Titi emploi temps bi. Titi ñëpp xam nañu ne Grand Théâtre salle de spectacle la te yàgg nañ gis artiste bu demee Grand Théâtre solo sumeeku wér rek lay def est-ce que mën nañ xaar innovation ci yow ci jour boobu noonu nga def leneen nga génn feneen. waaw comme lañ defoon rek parce que bu ci nekkit noonu lañ defoon ay solo summi lañ doon def. mais bii nii pour dire vrai rek est-ce que tegguñu 4 valises sax teg. waaw ndax xaadim kase rek. dafa teel a mën waaw. Mati am nga problème te xaadim kase fi ne bu fekkee même bu dee benn la wala ñaar dina leen solal ci bés ba ndax dañuy seet ku ci dàq sañse. waaw. ah bon. maa la waxee cheveux yi tamit dina ñëw.
ku ci dàq sañ si di nga am cheveux 42. ci yàlla Mati xanaa loolu mooy roof tàngoor. roofu ne leen tàngoor de. Mati feebar am na tamit déet ba pare am na enveloppe bu ñu war a joxe. est-ce que du egg ba 1 million. waaye yow lii ci lii lan lan la la ki dàq solo wala ci kii wala waaw ku ci gën a jongoma rek. waaw léegi ñi la gën a bëgg nag ñoom di ko moom kay bu boobaa moom xale yee ko moom ca bés bala moom loolu xale yi moom xoolal nga sot sa costume Thierno teg ci Bousso nga musóor. xam ne moom jas ne rek vanilla yi nga bëgg yu fa faam njata laay sol njata ma ne ko Thierno Bousso njata laay def ak ganila ak mbasin riche yi xeeñ neew noonu moom tamit Pagari laa dafa ñëwaat ci beneen fànnam. yes man yooyu tamit vraiment am na ci yoo xam ne it ci bés ba da ci wane boppam xale bi ci gën a jongoma fii ni daal bëgguma lim ndax y aura beaucoup de surprises waaw ndax ñëpp it xamee nañu tamit ne toujours dañuy def surprise yu nga xam ne day neex nit ñi dañuy seetlu tamit à chaque fois bu ñuy def soirée tey bu ñu demee ba wax soirée populaire Titi da nga ci jouer sa partition da nga ci jouer sa partition bu bari muy salle yu mag si salle mythique bu ñu wax Sénégal tëgg nga fa Sénégalais yu fekk la fa defe naa boo tëggaatee ñun amuñu problème mu feesam ñàkk fees parce que 1800 moom nee naa leen wax dëgg neex yàlla grand théâtre du coow da koy ndékkee waaw loolu 1800 du coow sold out waaw loolu moom macha allah li ñuy amal ñun fu ñuy bëgg waxee rek mooy au-delà de aspect wu folklore bi et tout ça est-ce que mën nañ jàpp ne bii moo nar a nekk sorti pour ngénte album bi waaw bii ndax moom album bi macha allah waaw album bi moom vraiment dinañ ko fa jox gars yi bañ doyal nag vraiment parce que aussi moom la tombeel te tamit xam nga ci son yi ci nekk il faut gars yi gën ko découvrir donte ku ci nekk mi ngi koy enjoy ci këram mais du tey rek bés baa moom lu doyul bay des ambiance bu mel nii ndax nañ ko amati. bu mel naan déglu ko yow da ngaa jeex yow tamit du bàyyi jaaxaanam yi man lu mel nii dama koo bëgg ndax samay baara mbay dama koo yëkkatiwaat ci mi daf maa yëngal kii Mati way bi bu ma juumul waaw bu amul noonu ci xaw ma ndëwénal xaw ma cosaan waaw ndëwénal cosaan daa mel ni la fekkee woon naa ko façon way bi waaw fekkee woon alaaj naa kon ko min ngay jot daa min mel nga ni jotaay way Titi wi way wi maa ngi fa woon li ndëwénal cosaan la woon sama waa ji bi ñu su ñëwee di dem gars yi dina ñëwal Titi nañu nànk daf nañ ko nànk mu ñàkk sama waa ji boo waxee yow de waxuma la wax feeñ yow moom da ngaa ne fàng ci waaw jaxarat moo fa ne woon non non kii moom bii moom maa ngi fa woon mais wax benn affaire ci moom mooy dañu am sunu naataangoo boo xam ne ñun ñëpp ñoo bokkoon nañuy def mu nekk nit koo xam ne que ni ku jàpp ci ñun ñëpp la muy Biram Ndaw yàlla teg ko nattu mais Ndeye Fatou dafa jël oto teg ko ci disposition ne ko foo bëgg a dem te loolu du ndaanaan yëpp ko ma li may faral di wax ni boo jëlee congé maternité ngay xam say ci ñun boog ñun jigéen ci ngay xam say nit mais moom loolu benn rek ci seede yi nga xam ne que ni am na ko ak nga xam ni moo di ñun animateurs yi mais aussi ci ay nitam ci baax yoo xam da koy faral di def donc Biram nee na mënu la wax sax merci waaye da lay bàyyi yàlla suñu borom bàyyi la ak le 17 te xam ne que ni lépp loo ci sumb neen di nga ko daan incha allah xam nga loolu moom la ñuy wax rek souvent ñoom nit ñi dal leen man damay wax ne artistes yi ay wàllu yu réer la ñu c'est des incompris ñii pour nga comprendre leen c'est très complexe ndax loo leen xam-xam-xam miin leen day jafe ndax ñoom seen bopp yàlla moo leen mooñee noonu c'est des gens am te dañuy def te bu ñu defee da nga naan kii est-ce que dafay réfléchir yàlla daf leen may ñu ay nit émotion rawatina Titi gis nga Titi dafa am particularité boo xamante ne Bercy dama taxaw bi ma ne ko jàkk mu ne der yéeg ci kaw scène bi man foofu laa attee ndaanaan waaw parce que artiste dafay influence artiste lu ma la wax démb mais li mu njëkk def mooy dafa yàggaayu centré boppam jàkkaarloog Youssou li mu njëkk def mooy ay harmonie la andi est-ce que dinaa la wax dara ci Bercy gis nga waaw ci dalgam ci àndaloon waaw dafa war a woy maam Dabaax yaakaar naa Dabaax Youssou introduire ko Serigne Babacar États-Unis ma fekk ma toog maa leen du waxtaanee wu ñu ko wayal wallaahi ndax fañ ko introduire xam na ni du foofu absolument waaye ay waay bañ ko cuqee absolument Youssou da koy yeewi nga gis nga bi mu nee der njëkk yuuxu dafa dëpp bët yi peram bu ñuul bi doo ko gis da ko aj gëmm nga xamante ni kii fu mu jëlee son baatam di ko wax ci rajo sax dimension la mais barke Serigne Babacar Sy ndaanaan dëgg ngi wallaay kuy way xam nga bés dama ci mës a toog wax ca kenn nga baal ma dogumal yànnu ba la yàlla dog ma ci waxtaan ak benn maire suñu benn yaay ju baax ci wàllu dékku rek xam-xam way munu ma xale bi Titi munu ma sàmm leen ko ngeen déglu ko te ngeen ngemm ko loolu leen barke yonent bi du moo lim turam ma ne ko yaa lu tax munu ma du ma la ko sax dénk ndax dama la koy jox ndax kooku dafa donn ñun mag ñi parfois mu way ma dégg xaar mbay
parfois mu woy baatam xooñ ñu naan dafa dee dafay nax ñu bari baat bi deewul waa day am parfois mu andi écorché way ba mel ni mu dëgër noonu loolu da ngay day andi ndem si yàlla suñu baay ba dëkk Thiès waay Njaga Mbay yenn saa yi mu yéeg ba jege Youssou ci ay octave Njaga Mbay sax da koy waaw donc xale bi yal na ko yàlla lafal cat lu mu way dégg nañ ko ñun professionnels yi moo tax dañu koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi gis nga Titi bul yàkkamti bul xeex bul xuloo li nga sàlloo ba mag ñi wóolu la Youssou du woo n'importe qui ci kaw scène te boo ko xoolee sax Youssou lu tax mu àttee diggante bi waaye mag moom na ko Titi àndaat ko ci way bi Youssou dafa goon Titi daanal ko Titi dafa daanu waaw non Youssou dafa bëgg Titi daanal ko ndax xam na fi muy xaar Titi xam nga dafa am témoignage bu ndaw ma bëgg a def fi nga nekkoon léegi dama mos di añ kër Thione Seck bi ñuy añ ñi ba ci yàgg am benn booy bu yor téléphone am tekki sonwu Titi wax ba xuural baat bi noonu waaw Thione mu ne non kii li muy def nii baatam bi muy def baata góor nii non yombal ci way yaa ngi dégg te Papa Thione xam nga ne ku apprécié ndaanaan nga ndax ay waxam denc ko ci poosam waaw li mu bëgg a wax lay wax li mu ko waxee li may wax nii war a def ay 6 ans 7 ans yàgg na damaa daanu man damaa daanu parce que waaw man daal du ma la dog yàlla bu la yàlla dog mati lii ngay teg nii baaxul ci ñun dañuy daanu da naan ko rek wàññil fii dee laa jëm wàññil ndax ñu waxal fii dee laa jëm na wàññi waay fii laa jëm mbéjee fay dafa tiit ba ne bërit dafa tiit fëx sànni ñaari balaa waaw dafa tiit lii buntu lay wut buntu damay rey sama bopp il faut nga rey balaa nga may rey ma rey sama bopp Paa bul dee Paa yaa ngi damay balaa sa bopp maa rey ma rey sama bopp sa bopp den alaaji dégg balaa maa rey ma rey sama bopp lan la bàyyi rek Papa bu yàq way xam nga ex dama bëggoon ñëwaat tuuti ci Titi dama seetlu benn affaire parce que man franchement sérieusement man dama koy topp dama gis duo yi mu def ay duo yu graw moom benn bu mu def ak Daba Sey ci plein plateau bi nga invité mu def beneen duo ak Souleymane Faye ay ndaanaan la mu def duo ak Youssou Ndour ma koy laaj ci grand théâtre bi nii ñun ay fansam est-ce que duo yu neex yooyu nga xam ne ñu ngi koy xaar Titi di wone ndaanaanam parce que xam nga Daba Sey ku ko gis xam ne ndaanaan di largué ay octave mais Titi mooy woy ak Daba Sey man ba ma fay sama télé ndax bëgg parce que bëggatuma woon déglu ndeysaan est-ce que grand théâtre bi ñun loolu dinañ ko xaar muy benn deuxièmement genre xeetu duo yu neex yooyu deuxièmement mooy Youssou Ndour ñëpp xam nañ digganteem ak Titi ndeysaan est-ce que moom mën na jox exclusivité fii ci King FM ne bés boobu waaje dana ñëw parce que man de buy ñëw moom de toute façon ñun ñu ngi fa sax waaye bu ñëwee day gën a neex Titi waaw sama papa moom lu ma mos a def rek mi ngi ci barke Allah kooku moom dañ koy ñaanal yàlla rek suñu borom bàyyi ko suñu kanam ba ci kanam tellement que bu ma bëggee woy comme li may wax toujours moom moo tax ma bëgg a woy man doon naa déglu ñëpp parce que bi ma nekkee xale sama mag yi dañu amoon habitude di teg woykat yëpp ñu koy déglu mais man dama daan fawee naan Youssou laa bëgg mooy sama fan man bu ma màggee dinaa mel ni Youssou Ndour daan ko fawee yàlla def suñu borom loolu tey am du ma def lu dul sant yàlla wallaay te lu Titi def rek Youssou ngi ci wallaay kon loolu moom bu ko yàlla mayee jot mu nekk fi incha allah dina ñëw Titi est-ce que mën nga ñu wax Youssou bi mu la fekkee Guinée da nga koy wax lan la wax yow maanaam moo bi nga xam ne mooy moo bi mu la cuq pok di ko nga motiver bàyyi lépp ñib si yow parce que souvent da nga koy faral di wax fan si di dégg ngay ne Youssou moom bi ma fekkee Guinée daf ma ne ñib si ma ñib si ndax daf la promettre ndax rencontre bi nan la demee Youssou nan la def ba xam ne yaa ngi Guinée nu mu la déggee dama bëgg nga wax ñu tey ñu xam maanaam ci détail yi lu la motiver ba nga ñëw li nga motiver ak Youssou nan la def ban terme wala ban mot bu saf la mën a lan la jox yow parce que am na lu la wax Youssou moom xam naa ne am na kaddu bu saf moo xam ne nee na këy Titi ba Titi ne xaaral ma bàyyi Guinée bi daal dem samay dëbës non yooyu yëpp amu ci nag vraiment yooyu yëpp amu ci parce que aussi comme bi ma nekkee Guinée bi may laata dem dañ ko joxoon ay maquettes yoo nga xam ne moom laa liggéeyoon fii avant ma doon dem waaye yàlla def aussi moom bi mu ñëwee Guinée man boobu tamit sax dama amoon spectacle bu ma waroon a def mais ñi ñëw wax ma ne ma Youssou de moom moo fi war a ñëw dat nangam après ñu dem gis ko vraiment mu recevoir ñëw bi mu ma gisee aussi ne ma man Dakar sax maa ngi la doon seet ñëwal ma ñu def production bi
lii la rek mais du ma dig wala non vraiment ndax tamit nga nekk xale bëgg nit suñu borom indi ko ba ci sa kanam rek doy na sant yàlla du dëgg Titi bi nga gisee Youssou noo def waaw kontaan man Youssou moo xam nga maa ko bëgg nag bëgg na ma dem mais man tamit dama ko bëgg ndax tamit koo xam ne yow yaa ngi ko doon déglu bi nga nekkee xale ci musique am xam nga ba tey suñu borom dogal loolu am kon vraiment man tamit bëgg naa ko damay gis ne saa yoo toogee ak Youssou ci seenam ma gis beneen Titi maa la gis beneen inspiration boo xam ne daal kenn xamul fu mu jógee Youssou lan lay def ci yow boo leen taxawee ci scène lu bari parce que tamit way moom ak ku ci nekk ni nga koy yëgee du dëgg donc mbégte laa ci am rek mbégte laa ci am saa su ne parce que aussi man comme ni may wax rek man mu tuuti mi nga xam ne mënuma dara xawma dara su ma woyee mu valoriser ko yëkkati ko donc loolu mbégte la si man vraiment Pape waaw sa gan de dafa mel ni fi mu ne nii moom tarkal macha allah macha allah kenn mënu koy dindi titi Sénégal titi àdduna li gën a am solo nag comme sànq ba tey ñu ngi wax déjà ci album bi waxtaane ko defe naa sax wax ju yàqu la wala répétition parce que bi mu génnee comme d'habitude dugg na ci xolu sénégalais yi tey ji oto boo dugg titi kër goo dem titi rajo boo déglu programmation musicale bi bu ci titi bokkulee mooy loolu donc loolu moom fexe na ba suñu borom baaxee ko donc li mu waxal doomi Serigne Fallou bi yàlla na ko accompagner ci li des ci carrière am et puis dafa am benn affaire boo xam ne daf ma neex ci titi c'est-à-dire ñëw na wane na ni taalibe Cheikh la waaye amul sens interdit ci benn ëttu këru diine c'est-à-dire sang bu titi waxtaane rek da ngay foog ni fa la bokk muy wone li nga xamante ni moom la ñuy sensibiliser nit ñi ci télé yi di ci sensibiliser nit ñi ci rajo yi borom xam-xam yi di ci wax bokk leen ñun ñëpp a bokk yoon muy fa yàlla donte kenn ku nekk am nga koo wóolu waaye moom dafa prôner image boobu ba ñëpp ko ci naw muy lu am solo loo xamante ni comme ni mu ko waxee depuis sànq rek ci yar bi la xam nga ñun comme je dis depuis sànq dañu am chance nekk animateur boobu nag ba tey moom dafa bokk ci sunu ay yëf moo tax tey mënoon na sax bañ a ñëw ñun ñu waxal ko parce que miin nañu carrière bi xam nañu mooy kan bu demul ci rajo sax li nit war a wax ci moom maîtriser na ko et moi je dis tout le temps wàccoo na ak ñun engagement bi mu jëloon ci bi muy doog a tàmbali mooy woyal ñu lu neex sànq ba tey maa ngi koy wax te boobu ba tey wàccul yoon boobu noonu ay polémique nag mënul ñàkk c'est tout à fait normal unanimité c'est comme yonent bi moo ko amul góomu ñu titi mën na ko am waaye fexe na ba loo ko bañ booy làqatu di ko déglu doo ko tey te loolu yàlla da koy may ay nit yàlla dafa tànn ay nitam yàlla dafa tànn Youssou Ndour tànn Wally Seck tànn Pape Diouf tànn Titi tànn Viviane tànn keneen ak keneen kenn ku ci ne mu jox la li nga moom nit ki nag kulim léppam yaa ko catu bugguñu koo catu waaye comme dafa yendu ak ñun moo tax ñun boobu ba tey ñu am mbégte c'est-à-dire boo seetloo ñun ñoo gën a kontaan sax auditeurs yi ak internautes yi parce que moom moo toll noonu moom Titi et man personnellement dama ko bëgg sama xol dama ko bëgg ba dama ko gis nga sama yii may ne def nii yëpp peut-être rajo bee tax et tout ça mais moom xam na parce que au-delà de amul benn artiste bu may seeti wala bu ma séqal yenn yu ma amal yenn rapport yi damay am émission par exemple damay xëy samedi matin jékki-jékki rek xalaat ni war naa mën a toog tey toj télé bi su ma ko woowee téléphone à 10 minutes de l'émission day bàyyi li muy def yëpp waaw Pape yow de mën na ma la ko bañal daal di ñëw te elle n'a jamais changé am na bis boo xamante ni dama kontaan ci moom ba ne ko dama lay topp tey keroog wallahi barki borom Touba këram laa añee mu ngi nii du ma bàyyi ma fen donc ma découvrir une personne boo xamante ni moo tax nit ñi nañu maandu ci nit yu siiw yi nañu maandu ci nit yi génn télé nañu maandu ci genre yi nii gis nga yenn saa yi ñu trompé ci nit ki mën nga ko gis ak ay cëfër mu am feeling fecc sur scène mais bu passé scène bi c'est une femme ordinaire la te loolu fekk nit ñi bàyyiwuñ ci xel dinañu bàkkaar am na ñu bëri ñoo xamante ni yenn saa yi dama koy dégg di ko ree ñu bëri seen safara ci ñii lay jaar parce que bu dee yàlla rek y a pas de problème quoi suñu digganteeg moom mën nañ ko gérer mais ci ñii lay jaar c'est-à-dire da ngay jékki-jékki nit génn télé rek def dara ku mel ni Titi nga wax ci loo xamante ni dara leeru la ci te léegi nit ñi bu ñuy wax dañuy mel ni ñu ngi toog sa wet te boo jegee nit ki da ngay jegee nit ki tu te rends compte que contraire li ñenn ñi mën a xalaat la donc Titi ñu ngi lay ñaanal yàlla na suñu borom wéral baat bi album yi nii muy génnee yàlla nay wéy di génn yow kenn du la conseiller ay gëmal ak ay affaires yooyu parce que gëm nga jigéen nga yore njaboot yore say doom yore doom bu jigéen moo gën a jafe te boobu ba tey non seulement yaa ngi allié sa liggéeyu artiste say concert ak yëpp mais yar nga leen ñun fekkee nañu gis nañu xam nañu ban genre nga di toppatoo sa borom kër nekk une femme exemplaire c'est une femme ordinaire Titi
Titi la donc loolu bëggoon naa sénégalais yi bàyyi ci xel témoignage yi duñu koy defal ñëpp man ñi ma koy defal bëriwul ñi ngi koy defal bëriwul ñi ko keneen ak keneen di defal bëriwul donc yàlla na suñu borom wéral baat bi ñun en tout cas on est très 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 content bor bi nag le 17 dañ la koy fay tëgg nga fu ne ànd nga ak Youssou Bercy dem nga Amérique dem nga Turquie dem nga ci dëkk yëpp grand théâtre bi miin nga ko mais bu ren bi njukkal la boo xamante ni sénégalais yi ñoo décidé pour defal voilà donc loolu bëgg naa nga bàyyi ci xel bëgg naa nga xam ko sànq ba tey ñu ngi lay laaj lan mooy secret yi lan nga prévoir c'est vrai que ñoom artistes yi bu ñuy def dara du ñu wax lépp dañuy dëxëñ affaire yi nekk surprise mais baax na aussi pour mu gën a rassurer auditeurs yi ci programme bu mag boobu nar a am le 17 di loo xam ni wàcc nañ ko depuis plus de 3 ans Titi waa Pape comme ni ñu ko waxee rek grand théâtre bi moom dëtmal nañ ko le 17 la parce que au début on avait pris la date du 16 mais finalement léegi suñu borom jàppale nañu ba le 17 la samedi nga gis nag fans yi ñu ngi koy waajal dañ ko yenu dënn man fi ne nii sax pour te dire vrai gan yi ma nar a am sax man loolooy sama problème fi ne nan laa leen di def lay stressé c'est bien pour te dire vrai vraiment te nga gis dara commencé gul sax def naa réservation bugguma ko wax yoo xamante ay billets yu ñu jot a jënd yoo xam ne ñooñu dama leen téeleen seen xaalis mënuguma ko yor donc pour wala ne gars yi dañu ko jël événement seen dënn lañ koy doxee ma ci sant yàlla nag di leen ci gërëm aussi ndax heure bu ñu dëkmalee grand théâtre ñu bàyyi seen soxla bàyyi seen ité vraiment ñëw jëmmal ma man Titi yee mënuma lu dul békk ah bés ba daal ku ñu di nga gis spectacle son et lumière ci kàttana yàlla te dina am ay sañse moom 4 valises tegagum ko te Xaadim fi ne xamaguma lu mu tegagum ñeenti wëlis ëpp na yàlla baax na yàlla baax na yàlla waxul kenn dara li nga nekkee ak nit ñi ëpp na man de bu ma demee grand théâtre naa sàcc ñaari wëlis yi ndax mu am temps bañ a solo ji wayal waa léegi Titi xanaa album bi foofu lañ koy njëkk a live fee waaw non album bi sax commencé nañ ko live ci soirée yi ñu commencé nañ ko même le 13 fi ne xanaa demoo woon fenn non le 13 sax samedi le 13 bi di ñëw Canada fay géejuwaay fay xanaa demoo le 13 bi damay maye concert bu mag fan fii nii place de l'Obélisque waaw waaw album ba lañ fay tëgg ba gars yi kontaan waaye lii neexul ah ëpp na neex ak waa RTS la kañ la le 13 xam nga lu may daal ci album bi àdduna nii la laay lay la waaye Titi mi fu mu jëm ak ñun kii mu ngi rek mais Titi dama seetlu sa grand théâtre yi mu am mu delloo woon njukkal suñu yaayu waykat yi maire yi mu nekk loo xam ne xaw ma ku la ko xelal wala noo ko defee boobu amu fi damay dégg souvent cool di ko teg je pense bi mu ibbee ak maire yi def traditionnel bi et tout ça boobu tam jooyloo ko ñëpp non jour boobu dama xam nga ci kaw laa nekkoon Titi dafa dugg rek ma wàcc lu yor mbattu bi ma wàcc quoi sama soxna ne ma waaye yow ma ne ko noo xaarale maa ngi ñëw quoi yéegaatuma original fin ba lañ daje sama oto fa mu nekkoon pour wala original loolu c'est-à-dire dafa delloo njukkal ñëpp la laal maanaam maire yi nga gis maire yi di woyu cosaan yoo xam ne way yu neex la jël seen baat Titi di dugalante di ràbbalante baatam ak baatu maire di ràmmal mu nekk loo xam ne Titi ci ay surprise la ci ay surprise la yoo xam ne ñu ngi koy xaar ci grand théâtre man moom xam naa ne grand théâtre moom ren mun naa jàpp ne fa ngay way yow kii nii xam nga yooyu nag dafay neex bi ñu nekkee xale dana ko dégg yooyu dafa neex man damay sant yàlla rek parce que aussi ay rêve la yoo xam ne vraiment bi ma nekkee xale di xool suñu mag yi ñuy way man ay waay ñii kañ laay wayee ndoog ñoom wala ñii de li ñu way ni neex na tey nga ñëw xam nga ñu lay xëccoo te maire dañ ko bëgg de saa yi duggee ci seen gaam rek maire dañuy jóg te maire ku leen fonk rek la ñu xam ku leen respecté rek la ñu xam barki démb rek qualité bi mu dugg see maire dañ doon daw kii dafa nekk ndaanaan maire yi xam nga ku mel ni ay ñoom mel xaal mbay ma jaar xam nga ñooñu moom booy wën daanaan ba ñëw ci ñoom taxaw mais Titi day ñëw dugg ci seen gaam oui ba pare xoolal nekk ak ñoom bay yëkkatiwaat loolu mooy talent maire yi muy fàttali maire yi bi ñu nekkee Sorano wallaay ngom gànnaak bisaan dëgg la de mooy talent allez mi ci caajaay yow li nga wax dafa baax moo tax muy ma sama caabi oto anamu garaawul amul problème fayal koo ko bor la moo angu benn bor man waaw donc Titi mu nekk loo xam ne toujours maa ngi bëgg ci bàyyi ko rek kii maan moom nii lañ dëkkee Titi man xam naa damay fag bàyyi nga Seydina léegi parce que maire géwél yooyu ñett la ñuy war seen àdduna ku leen daaneel ci ay woy ku leen may xaalis teral waaw moom laa nga wax ku leen may xaalis ak ku leen woon ngor ku leen ji ngor Adja Diall xam naa jabet baa ko jàpp mu nga seen Titi naan ma Titi la ma ne ko yaa kon xam ne yoo ko Diall bàyyi ma yaa Diall bàyyi ma jabet baaxul jabet dafa garaaw day yóbbu xel Diall ngay daw naan ma Titi ñëw na Titi
kii Titi la ma ne ko kon yaa jaal xam woo Titi jaal bàyyi ma xam nga man maay seen càmmin seen doom la mais samay chéri kooku la ñu ñoom ñëpp laa sonal mais jaal ñëw taxaw ci buntu télé bi kii Titi la ma ne ko jaal jabet bi jàpp na la kii xàmmee woo ko xanaa Titi leen di mosal bi parce que da leen di may keroog en direct bi daa mujj yàqu mais Titi yëkkati li mu am yëpp joxe ñun bi ñuy soog a dugg ci animation korité dañuy njëkkante kan mooy dem kër Titi dëgg la de ndeysaan yéen a ko moom rek parce que aussi la ci yéen la waa bilaay moo nga parcelle ñu nga defee start ci biir këram ci këram moom lañu ko créé biir këram jàpp kër ga fecc côté kër Fanta Mbacke ki atam mi ma àndaloon merci ayo bàyyi ma ay Mati yow it sa début li nga ci def bëri na sa début dafa yàgg bi ñuy wax Seydou Kalidou très grand ci wàllu musique tey suba rek maa ngi koy wax nee na mu ngi lay félicité naka noonu Youssou Ndour sa mag moom it mu ngi lay félicité naka noonu Birane Ndour directeur général bu groupe Futur Média moom it mu ngi lay félicité en tout cas ñun ñëpp a kontaan léegi nag jot nañu añ parce que defe naa heure añ nag jot na faafa añu géwél 15h20 dafa jot nag 15h20 kan dare baaba rek ngay dugg ñu taaj añ bi 19h30 añ laa la wax di wax ay français 19h30 la ñuy taaj añ bi xam nga kañ la ñuy reer 4h30 yeew ba ay heure fajar donc tey yëfi géwél la ñu ko def parce que ndaanaan bi jar na ko donc añ yi ñëw léegi nii ñu commencé añ mais Titi tey boo amoon looy wax sénégalais yi ci album bi ak ci programme bi ngay pare ban message lay doon ci bëgg biñ la bëgg waaw dama ci macha kontaan allah Pape Cheikh ndax nag bëgg gu gis rek yëg a koy fay ba ma dee Titi ba léegi seen mbëggeel mosul denc ci man di ma woo di ma seet di ma nemmeeku rek doy na waaye loolu lañ lay defal góor ñi di soppi seen tur di ko dàkkante rek man vraiment mbégte rek laa ci am nga gis nag album bi génn na vraiment fans yaa ngi koy enjoy waaye di lay wax tamit dët mën nañu grand théâtre bi bientôt am na ci ñoo xam ne jot nañu def seen réservation billet 17 am na ci ñoo xam ne dinañ leen xamal ban jour la ñuy génne billet yi ñoom it tamit ñu mën a dem ak place yi ñu leen wax ñu mën ko fa am parce que bi yoon du ma bëgg kenn mere ma comme quoi que ne ñëw nañu mënuñu dugg wala amuñu place loolu lañ ciy éviter parce que loolu di lay wax ne daal fi ne muy Xaadim Kase Njuga Caam ma nga New York guddi gi la ñuy pare Njuga Caam bala ma ñu waaw sama xarit yi nekk Hollande ñi ngi pare pour ñëw wallaay waa Atlanta dinañ ñëw Atlanta Banjul joojo dinañ ñëw Italie dinañ ñëw du dëgg seen taw sax daa mel ni jamaat bu taw bi wàcc ay waay donc daal mooy dina am yàlla beaucoup wàcc de Sénégal surprise yu nga xamante ne bi daal bés baa moom buñ daan kontaan it dinañu gën a kontaan ci kàttana yàlla waaw donc samedi 17 août déjà numéro de téléphone yi pour réservation yi disponible na muy 77 810 10 02 ak 77 182 20 82 ak 77 633 40 79 bu ngeen bëggee tamit bokk ci Mifa Titi Diaspora mën ngeen dem Facebook da ngeen koy tapé rek immédiatement bu ngeen aimé page bi di ngeen am possibilité am toutes les infos concernant Titi ak carrière am donc le 17 août en plus de album bi am na ay yu bees yoo xamante ni dégg naa dama ko for ci weewu bëy ni yaa ngi koy togg pour jagleel ko ñi nar a ñëw foofu exclusivement pour ñoom kese incha allah parce que tamit comme nañu gisoon grand théâtre yi passé am na ci yoo xam ne ba léegi yooyu génnee guñ ko woon donc suñu borom baaxee nañu ci yoo xamante ni daal yu baax la yoo xam ne tamit ku ko dégg it dina la yokk baax te ci bés ba rek moo koy tax a jóg ci kàttan yàlla bàyyi xanaa mun nañ ñoo ñaanandoo ci dara lu ñu xiifal dem añ mu miime dara rek suñu xol yi fii te ñàkk nag waaye ci xam nga dafa sonn nag say soppi nga parce que toogal démb dafa guddee tey ñu defloo ko loo xamante ni metti na mais bon après say soppi nga toogal nag voilà ñàkk waaw ñun ñoo ko bëgg nan bëgg nag xalaa ñu añ yi nga nag Pape man Titi dafa am lenn lu ma ko ñaan en tant que fan sam dina la ko may de waaw na ma ko may damay gis ne souvent moom day ñëw grand théâtre yi gars yi di ñëw duñu dugg comme li muy faral di wax grand théâtre bëggul 1800 places la 1800 places Pape Cheikh bu yuuxoo sax gars yi ñëw feesal dëgg la de loolu yàlla dogal na ko waaw yàlla dogal na ko mais nag comme doo Titi tamit kii waaw bàyyi rek léegi Titi si ses waaye Pape bàyyi ma wax ak Titi rek mun leen jubóo wala ngeen di ma bokk si jógi daf ma sonal moom il me fatigue quoi xam naa ne moom suñ jubóo moom naa jàpp ci yàlla xam ne mënul nekk waaw léegi looy ñaan Titi loolu koy ñaan mooy bu ñu weesoo grand théâtre bi prochaine date mu def ko date boo xam ne daf koy def lu ci mel ni Cices waaw mu gën a yaatu mu gën a yaatu parce que dama gis ne dama mës a seetaan bi mu génnee CD bii nii ay namante la xam nga nit yu jóge ay Fuuta
ñëw indi seen ay CD ay jënd CD waaw sol ay t-shirt et tout donc ñooñu ñëpp war a ñëw xajatuñ grand théâtre grand théâtre classe la ñun dañu bëgg a fecc waaw dëgg la dañu bëgg a baal waaw di baal waaw dëgg donc ko bëgg laaj ndax Titi après grand théâtre di nga woote baal na toog fan nga waaw bëgg nañu woote baal waaw loolu moom xam nga mi ngi ci ca baalu kay mooy foofu di baal xanaa man grand théâtre sax waaw dégg la yàlla baax na yow de toute façon xam naa tey mooy sa dernière émission bu Titi di dem mën nga ci profité gërëm auditeurs yi déglu bi ñu doon déglu li nga fi def ñaata weer 3 weer profité ci bàyyi dama bëgg nga profité ci daal Fafa kon yow Pape Cheikh émission Pawlish Mbaye xanaa da laa romb man tegoon naa ne keroog nga koy daal laaj ko xam nga ma ñu damaa manqué du ma doyal dof man maa nekkoon première phase su émission bi lu ne moo yekk ko ci mais tey laa jël décision daal Fafa ñu lay bàyyi bu Titi tàggoowee daal nga tàggoo waale damay dem kees sax damay dem Égypte garaaw vas-y maa la ñaan dimbali ma ngir yàlla Fafa bàyyi ko parce que xamul tax am na ñoo xam ne Fafa moo leen fi téye comme ñaan ku mel ni man man wax dëgg yàlla sa xarit daal dëgg la na da nga ma bañ àdduna ñëpp xam nañ ko dimbali ma maa la ko ñaan tey bàyyi ko Fafa laajal Titi tamit laajal Titi avem nekk ko avem Titi wax ci yow yaa kii toog Pape boo ko ñaan loolu la koy bay léegi nag Pape añ bi ñëw na yegsi na mbir mi bu seddee dootul neex ay la xëy la la nag bëgg naa Titi wax ma tey Sénégal dafay football ak Ouganda ñu ngi ci Coupe d'Afrique tey wax amul ma du ma Titi xaaral ma noppi yal nañu yàlla may ndam loolu laa ci mën a wax wéy bi yal nañu yàlla may ndam na wéy rek na wéy rek na wéy nga acapella ñu wéy wax mënut a ñàkk xanaa ma may leen te xam nga man sax waaw acapella di grand théâtre sax maa bëgg sama tur ak turu carte bindaal waaw dëgg la de ajaratu mati nga màgg baax Fatou Camara sa yaay monsieur Bouré doo ko buri ñu dégg la laa ngi fii bato mam fallo bi ngi ci bàyyi karim coow laa ngi nindi coow laa ngi fii bato mam fallo mi ngi ci bàyyi karim wuy nga ne laaki waaw nga ne laa ngi nindi wuy nga ne laaki waaw nga ne laa ngi nindi yàgg naa laa bëgg wéet maam buuyu sëñ Abdou Karim Mbacké waaye xaar bi baax na ci woo naa ko mun a def mu yàgg loolu dal bi ma gis ci sëñ Abdou Karim diine jeeg leer ji ci sëñ Abdou Karim leer na ma ni bato baa ngi ci loxo yërmande lay doxee macha allah ci baat bu neex rek donc Titi en tout cas kontaan nañu donc mën nañ ci profité añaale et puis fàttaliwaat auditeurs yi ne di ngeen mën a dund pendant match bi on vous donnera toutes les informations yu jëm ci match bu mag bi nga xamante ni moo nar a am tey king ou double enfin quitte ou double loolu laa bëggoon wax ma ne king ou double mais ba tey king ou double quitte ou double obligé de gagner voilà wax amul dara xewul wasin baa dem tool c'est-à-dire pour neexal leen sax duñ ci fekk voilà léegi nag ñun dañoo xër ay sénégalais lañu nous sommes des supporters nañu supporter ñun ñëpp na ci ku ne wax li nga bëgg a wax man damaa sonn ci non bu leen wax ñaa c'est une équipe nationale du équipe bu nawetaan ñun ñëpp ko bokk yëfi national la ñun ñëpp ko bokk donc di ngeen mën a bu ca kanamee daañu jéem a jokkoo ak Mamadou Ndiaye mi nga xam ne ni moo teewal King FM Caire parce que actuellement foofu la équipe nationale bu Sénégal di préparé wu pour nar a jouer ak Ouganda ci stade international bu Caire sànq déglu nañu ko ci Midi Culture daañu ko dégluwaat xam naa bu ca kanamee bu ko defee mu indi yenn ci ay mbir yoo xamante ni xëj na mu mën a dalal sunu xel donc King FM 12e gaynde équipe personnel bu Matcom Pro ñu ngi leen di gërëm ci mayo yi on vous donnera le numéro de téléphone balaa ñuy tàggoo parce que tey match bi fii lañ koy seetaane ci rajo bi dund ko en direct et puis bu jeexee incha allah yàlla suñu borom may ñu ndam ñu mën a jubilé bu ñu jubilé nag ba ay boori 19h 20h ñu sàjj ndànk dem Grand Théâtre ci Dakar MDR ak Aba No Stress actuellement ñu ngi ci réglage yu mujj yi photo yeeg coulisses yi di ngeen ko mën a dund ci page Facebook bu King FM ak ci suñu site internet maa ngi gis équipe digitale bi ñoom Cheikh Faye Adja Gueye Thiat ñoom Yacine Pouy ñoom ñëpp ñu ngi activé wu pour mën a quand même wane coulisses yeeg ambiance bi uyu ko kanam gu gàtt gi Yacine Pouy ma ngi may yéem
adapté horaire bi noonu. yaa ngi yéendu koo xam ne de bés bu la yëree. yër nga yër kat de. ah man kat mën naa fayu ci yër gi mu may yër. n'est-ce pas. waaw ma bàyyi la nga woo baween yi ci añ bi. waaw na ñëpp ñëw ñu añ si na ñëpp ñëw ñu añ si. bu ko defee ñu tàggatoo waale ak Titi añ bi dafay dugg fii wala fee lañ koy añee man xaw ma. da nga lal basang wala laloo. tey laloo da ngay table. xam nga comme da ngay soog a ñëw. waaw damaa bëggoon ñu def yëfi naar. dëgg la waaye comme équipe nationale day football dafa fi ñu toll nii gars yi fi ñu toll nii ñoom ci seen bopp ñoo gën a échauffé wu sax ñaa war a dugg ca terrain ba. dëgg la de yaa xoolal ma ci ginnaaw. dëgg la de mais on va en profiter kon ñu bàyyi Titi mu joxe message am bu mujj. et puis exclusivité bi image u añ bi dinañ leen ko won en direct ci page Facebook bi. Titi encore ñu ngi lay gërëm bu baax ñun lu ñu wax ci yow du ñu doyal. moo tax sànq ba tey maa ngi toog naan gaa yaa ngi jëfur de mais ñu ngi wax ci Titi de macha allah mais kontaan nañu lan mooy nekk kàddu yi ngay tàggatoo ak ñun ci King FM tey Titi. waaw Pape kontaan vraiment ci invitation bi di ko commencé ci yow Mati vraiment sama grand aussi kontaan na Fafaat même chose ak ñi nga xamante vraiment participé woon nañ ci émission bi ak internautes yi nga xam ne depuis ce matin aussi ñu ngi ñuy xool vraiment di ñu déglu apprécier li ñuy def am mbégte rek du nuy fans yëpp di leen wax nag ne grand théâtre bi dëtmal nañ ko nañu ko jël def ko ne woon fa woon suñu borom may ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin seen doom seen rakk seen xarit moo xewle ñoo ko doon laajte bés bi jot na le 17 la nañ ñëpp takk daal yi jigéen ñi péri ki jaruma koy wax te comme ni ma la koy wax sànq rek boo moytu dina am enveloppe 1 million mèche greffage dina am boo moytul ay jasneer boo moytul dina am tuuti baax yooyu ay cadeau xaadim kase pare na juga càmm bala mañ sa pare na comme ni ko waxee sànq biram sama mag jooju sàndee na borom du commande ñu koy ñaanal mu wér boom it ba ñëw coiffé man ni ma ko daan yàgg a defal waaw vraiment di ko baax fekk ko sànq bi ma koy wax maestro dafa feebar dafa waxoo dëgg mais moom mii day faatu dafa dem seeti ko ba xam nga seeti Titi ba pare jël oto teg ci wetam wallaay ndaw sàndee naaram fa soxla boo mënti am ci àdduna rek dox ko ci oto bi waaye bu ma ko yëgulee dinaa la mere animateur moom mii loolu maestro wallaay mbaa mu ngi tane macha allah amoon nañu yéene ci moom day kontaan nañ ci invitation bi xanaa di nga def nag yëfu mbër xam nga boo dëgmalee bés bu rëy bii waaw bu mel ni grand théâtre nag am nga say xarit yoo ko tuddee yow kon xanaa da nga maa déggoo ma ne la sànq ma ne la gan yi nar a ñëw sax xaw ma fu ma leen nar a def ñoom maman Nafi Sall moom nga wax fi mu ne ni ñoom ñëpp a ngi pare waa Jidda waa Dubaay ñëpp a ngi pare waa la wax lii ñoom maman Khady Seck bu ma limee fii laay noor waa Washington maanaam daal da nga ko def daal surtout ñëpp ku ci nekk dina ci jël wàllam mag ñeek xale yi ñëpp article 80 Pape Cheikh xam nga ko luy loolu article 80 maanaam mooy jàng article 80 mooy yaa ngi dugg ci affaire droit de génnaat naa ci génn ci carrément damaa bëgg a dem le 17 bàyyil ma génnaat kon baax na léegi lekk àndut ak wax dañ ñuy servir léegi wala servir léegi ana yëf yi parce que damay bañ Yacine mais nag man wax dëgg yàlla bu ma sañoon nag parce que ñu bokk ak moom plate quand même su ma sañoon laa wax quoi waxuma ne anniversaire la heure bi da ngaa waroon toog sa ñaari jëkk sëq la maa ngi nga dem toog fii jant bu soof fa laa jëm jant bi day soog Assane bu jant bi soowee dama ragal dañ koy togee ca kër ga moo tax wala ñu koy bong bong non xam nga rek Madi xam nga dañ ne léegi boo amee ñaari soxna sama benn xarit daa ñëw di toog grand place quoi Titi ma ne ko mais sa waay yow da ngay yàgg fii ne mu ne ma sa waay sama boulon 15 yi maanaam mu ne ma moo commencé dessert quoi léegi xoolal ma ne ko léegi lay def mu ne ma dama ko bëgg a sera ma ne ko mais est-ce que doo wut beneen mu ne non kon day foiré léegi nag man mi daa mel ni waaw mënut a jàkk de xam naa daa bàyyil ma toog liggéey rek surtout tey anniversaire la surprise yi day bari nga tàggoo rek waaw xanaa di gërëm moo gën a rafet vraiment waay Cheikh waay Dieng Mati yàlla na yàlla defal jàmm dégg nga waaw dëgg yàlla yow gis nañ ne daal xaalisu may yi tamit ñu ngi ciy xaar suñu ñamu bëri wuyu ma dañoo war a gagné ndax ñu mën a jaay foofu laa yem tàggool gaaw waxal lu la neex tu es sauvé jox naa la kàddu bi ma tàggool la déedéet bu ma tàggoolal sa bopp voilà jërëjëf Seydina Omar ñu ngi lay gërëm sa waay bu ma tàggoolal sa bopp Pape moom émission bi kii Fafa yow tamit nga ñaari seconde tàggoo ñaari seconde mënu ma cay tàggoo bàyyi ma ñaari minute yaa ngi dégg parce que man damay tàggoo am ñu ma tàggoo waale ñi ma yebal dama leen tàggoo waale Titi Fafa xanaa di kontaan rek di la ñaanal yàlla yàlla sàmm la gën a sàmm baat bi ba ni ngay bëggalee nit ñi yàlla di la ko bëggalee Titi yaa ngi féexal ay xol de xaw ma xam nga ko xaw ma xamoo ko da nga koy taasu bi jour grand théâtre bi da ngay dem waaw loo koy waxal le 17
bu jógee taxaw ngeen tàccul ma ko tiiti bu jógee sànq da nga ne changé nga ko de. waaw wax nga dëgg loolu bi may sànq soog da nga ko déggaloog. arrivé bi la waaw bi may soog a jógee Kaolack di ñëw Dakar engagé télé bi waaw ñii laa doon waxee boobu dégguma woon noo doon waxee bu jógee taxaw ngeen tàccul ma ko faafaa bu jógee taxaw ngeen tàccul ma dem ba yokku nag ay yëf ñetti weer am tous ngéwél bi waaw ma yàggee Dakar fréquenté géwél yi di déglu ñoom Pape Cheikh am lu ma dugg léegi lan noo ko ma nar dëppaat wéy bi naan ko bu jógee taxaw ngeen tàccul ma ko faafaa kii est-ce que dof la yow kii est-ce que demul ba nekk dof laa ilaaha illallah yow aussi nga dajale def yëpp yàlla baax na du ma doyal dof et puis gërëm staff bu Titi waaw surtout Alain Texera ak ñi mu àndal mais ñëpp mii du màgget Alain tungu ne la Alain aussi tamit lu bi may ñëw Dakar nii laa ko nii la fekk toll mais man bi ma ko xamee yow ba tey avant nga ñëw Dakar waaw man waaw tegal kay ñu ñoppatee ndoo rek yàpp bu baax rek yàlla baax na yàlla na xel dee donc on est très content gërëm caméra yi rek waaw kay cat baaxul am solo staff bu Titi ñu ngi leen di gërëm gars yi mu àndal ñoom Alain Texera waa Prince Harry Mama Tini ku koy tagg noo koy def xanaa Texera bii Macha Cap Vert Texera Emmanuel Texera ma jàkk Asta wa Jaay Texera Emmanuel ma ca Cap Vert boo ko gisee de lu gàtt la loo xamante ni comme borolog moom kii la porte-clé lay niru Alain Texera moo niru porte-clé Pape Cheikh bàyyi sama may dama lay wax rek yow leer na la ni Alain Texera porte-clé lay niru mais c'est l'un des plus grands hommes de culture laa wax fii ci Sénégal lu jiitu Titi mu jàppale artistes yu bëri li may wax sànq ci Seydou Kalidou mën naa ko wax ci Alain Texera mi c'est-à-dire moom la Ablaye Wade ne woon moo ko fasu Serigne Bamba daan fo mu nga daan fo kii foo naak Ablaye Wade man leer na ma porte-clé borolog yooyu borolog lu yàgg te fooy xamee la mag la du sonn du fatigué du tooy dara du ko def man dama toog sonn bu sa xool ba ne ma xam nga ngeen ne loon borolog yooyu xacc yooyu taximaan yi di teg ci seen bopp kii ci bopp taxi yi xam nga yamay wax mooy bi waree ni taxi nga te alkaati di la soo demee ne boobu lay nuru ndax ñambax pour ne pas dire que booboo niroog Alain Texera donc Alain ñu ngi koy gërëm bu baax ci professionnalisme bi ci talent bi nga xamante ni am na ko c'est un très grand artiste merci ci ni ngay accompagner suñu artiste Vieux Gaye Sophie mooy toggu yeewu leen Sophie tamit nee na mu ngi béggee Titi bu baax am naa suma benn jigéen boo xamante ni Yaya Wane la tudd à chaque fois su may animé depuis très longtemps bu ma tegul Titi voilà du kontaan donc Yaya ñu ngi koy gërëm bu baax Mbenn Kanji Ballago moom tamit yónnee na message am sànq ba tey mu ngi réagir Isma Ndiaye Baye Binet moom tamit ñu ngi koy béggee bu baax ak gars yi nga xamante ni ñoo bokk moo waxaat ko Mifa Titi Mifa diaspora bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm aju roqilo man su ma ko xamee tey ci Titi mi la jógee daf may wëliisal di ma yónnee parce que dafa gis ni ma daan tegee Titi ak ni ma mel ci Titi mu bëgg ma ci comme quoi bëgg rek am solo Boubacar Diamé Boubacar Champs-Élysées moom dafa fonk Titi wax naa ko sànq donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee bu baax on est très content donc yàlla na suñu borom wéral baat bi ñu mën a añ ak Titi donc nag échauffé wu en attendant match bi après match bi ñun ñëpp grand théâtre pour soutenir man damaa tàggatoo ba pare damaa taasu rek di tàggatoo ma di kon tàggatoo man tamit nag xanaa dama am sëriñ mi sëñ Sadax Mbàkke mu sëñ Daam Atta dégg naa Titi di ko wéy léegi ci morceau réew woowu noonu di ma toog fii nag te gërëwu ma sama sëriñ sëñ Sadax mu sëñ Daam Atta mu sëñ Ibrahima Mbàkke moom sëñ Touba kooku mënut a ñàkk nag ma nuyu ko waaw parce que nag daf maa débauché waaw sëñ bi daf maa débauché daam ci lu ma nekkoon leneen mu andi ma fii nii tarkalla Titi maa ngi remercier waat bu baax a baax di la ñaan yaa di kontaan bu baax tamit partager plateau bi ak Baye Cheikh Seydina Omar Mati ak Excides DJ Cool gars yi maa ngi leen di bëgg bu baax a baax yàlla Sénégal am ndam amiin yàlla Sénégal am ndam amiin yaa rabbi yàlla Sénégal am ndam di nuyu sama muus bi ma jàkk Asta Awa Ndiaye Birahim Penda Mbodj yàlla nga si jàmm yàgg sama muus bu baax boobu góor nga ko bu lekkee ba pare mu jël mouchoir barki nga fomp ba set daa la wax muus yëpp ay caaxoon ak ay bopp jën la ñuy lekk ay croissant bëri ngay lekk dibi miswi yàpp xëlwa waaye maamu muus bi kenn moom Adja Kiné Lo waaw mooy maami muus bi waaw yaay Papito mooy maamam mooy maami muus bi Papito jaaga ko jur ba tey King FM ngeen di déglu juumu leen benn yoon rajo Dof xam ne de Dof FM xam naa ci la ñuy mujjee ak Youssou Ndour nii Dof FM ba jaajëfal na ñëpp mais buukulu Youssou bi ceinture bi
nañ ci wax aussi. Pape mise à pied daf ci xaj. du ñu bàyyi titi yi rek ñu wéetal noo ko xamee mais boucle bi ceinture bi. ndono ci Habib. ndono la da ko doon d'accord ok je savais pas. bon mais merci beaucoup. Rendez-vous lundi. Quant à moi je vous donne rendez-vous Jooyu Xol ce soir inchallah sur RFM 94.0.